ñuy tàmbalee ci journal People dañuy ñëw ci coowal passeport diplomatique su ñu nee coowal passeport diplomatique gis ngeen ñi fan yi ñu génn yëpp hémicycle bi maanaam muy pencum ndaw réew ma di assemblée nationale yëngu na ndaxte dafa am turu ñaari député yoo xamante ni dañ leen tudd ci wàllu faux passeport diplomatique maanaam dañ koy tuddee faux sax mais vrai passeport diplomatique la signé nañ ko mais nañ ko joxee anam yu ñu ko joxee mooy anamu faux kooku ñu si tudd nag du kenn ku dul député boobu di Mamadou Sall ak Boubacar Biaye ba noppi ñu yokk ci kenn koo xamante ni Sadio Danso la tudd ñooñu ñëpp dafa am ku leen tudd nag du kenn ku dul Alaaji Jaaji Condé nag bi ko dig tegee loxo ci biir enquête ba ak PV ba moo fa sulli turu député yooyu mais boobu ba tey gis ngeen ni que député yooyu kenn levéegul seen immunité parlementaire mooy li may wax rek député boo gis rek nekk ci pencum ndaw réew ma dafa am mbalaanu kiiraana boo xamante ni moom moo koy protéger moo koy sàng mais suñ la jàppee flagrant délit ci yoon procureur ministre de la justice dafa war a saisir procureur s'autosaisiru ñu dem assemblée nationale ñu teggi seen mbalaanu kiiraana ñu dem yóbbu leen ci yoon déglu leen boobu ba tey nag enquête baa ngi poursuivre comme ni mu leen koy wax c'est un dossier pendant la justice ñun lépp luñ ciy wax rek dañuy sëkkandiku ci enquête bi maanaam ci PV yi kooku El Hadji Diadji Condé bañ ko jàppee woon génne woon nañu 14 certificats de mariage yoo xamante ni ay faux la woon kii di député boobu di Mamadou Sall ak Boubacar Biaye ñi ngi ko doon def ak ay nit ay soxna ñi leen di fay ci lu toll ci 4 millions 500 maanaam mooy ñeenti millions yu tëg téeméeri junni pour ñu mën a am passeport diplomatique fekkoon nañ fa tamit ay papier état civil yoo xamante ni ay xale ñu def ni ko ñoom ñoo leen jur te juruñu leen fekkoon fa aussi ay autorisation parentale mais semaine bi ñu génn affaire bi dafa gën a aggravé wu parce que dañu dem ba buñ ko xayma fekk nañu kii di Mamadou Sall ak Boubacar Biaye ak Sadio Danso takk nañu ci lu toll fanweeri nit ak benn maanaam faux mariage yoo xamante ni toll na ci 31 faux mariage mais li ci jaaxal nit ñi dafa am benn mariage boo xamante ni kii di Mamadou Sall ki mu sëyaloon ab góor la maanaam turam mi ngi commencé mi ngi sant Wage maanaam ab góor la defal certificat mariage pour mu am passeport diplomatique mais baaraamu tuuma bi ñuy jam foofu di samp benn question naka la Mamadou Biaye mën defee faux passeport diplomatique ak turu góor passeport diplomatique suñ koy def ministère des affaires étrangères xanaa ku góor kooku photom dina ci nekk wala photo jigéen moo ciy nekk muy question boo xamante ni ñu ngi koy laaj mën na defar faux certificat de mariage ak faux tour waaye ki ñuy defaral passeport diplomatique bi xanaa su demee foofu ci ministère des affaires étrangères war nañ ko photo ndagam nag góor ak góor dañuy sëy wala duñu sëy muy benn question boo xamante ni dañ koy laaj waa ministère des affaires étrangères kan la ñuy photo maanaam S-Wage boobu maanaam S-Wage la ñuy photo def ko ci passeport am wala dañuy indi beneen jigéen def ko ci passeport am kon S-Wage boobu naka la mën a tukkeeg passeport diplomatique boobu donc muy question boo xamante ni ñu ngi koy laaj mais jàppale ni que daal coowal passeport diplomatique yooyu daal bu mu jógee ba tey Sénégal askan bi ñu ngi tëddee di dal ci kaw nguur gi te yaakaar naa ni aussi nday ji seex la ndaxte gis nañ fi député yu bëre ku ci mel ni kii di Khalifa Sall bi ko yoon soxlaa dañuy teggi mbalaanu kii dañ ko yóbbu ci yoon sax balaa ñuy teggi mbalaanu kiiraanam kii di Ousmane Sonko dañ ko patam-patame woon kii di Barthélémy Dias dañ ko patam-pate woon mais député yi lan la ñuy xaar ci ñoom nee nañu nag yuuxu dina jëf fu ñu ko foogeewul ndaxte passeport diplomatique yooyu li ci lalu dafa bëri dafa am ñu bëri ñoo xamante ni taqee nañ ci en tout cas sénégalais yi ñi ngi ubbi seen bët di déglu ministre de la justice parce que ñetti pouvoir moom Sénégal muy pouvoir exécutif pouvoir judiciaire pouvoir législatif ministre de la justice nag dafa am ay pouvoir ak ay droit tey cité nañ leen ci flagrant délit comme tey ni ñu cité Kilifeu ak Simon bañ leen jàppee ci vidéo ak flagrant délit yoon déglu na leen placé nañ leen sous mandat de dépôt yóbbu leen instruction kon député yooyu ak fu ñu mënte bokk ñoo xam APR la ñu bokk ñoo xam réew mi ñoo xam gëm sa bopp ñoo xam Pastef yoon dafa war a def liggéeyam comme ni ñu koy defee parce que président Macky Sall bi mu ñëwee jël nguur gi dafa ne un gouvernement sobre et vertueux donc gouvernement sobre et vertueux boobu moom la askan bi di xaar ci ñoom ndaxte boobu ba tey Moustapha Niasse déggooguñu ko donte assemblée nationale nekku ñoon ci plénière nee nañu jeudi le 14 lañ koy ubbi mais dañu war a def convoqué d'urgence loo xamante ni day lever immunité parlementaire kii di Mamadou Sall di député Boubacar Biaye di député yi nga xamante ni Alpha Condé dugal na seen tur te ñu fekk ay kayit yoo xamante ni seen tur ñi ngi ci ñoom ñoo def certificat de mariage yooyu yoon dem déglu ji leen nañu téye Kilifeu téye ko si moom ñu téye leen noonu ci yoon ndaxte Sénégal loolu la ñuy xaar ci yoon ndaxte nee nañu Sénégal dëkku dëgg la te ñun ñi taxaw fii tey dëgg rek a ñu ñor te dëgg la ñuy défendre donc nee naa que nul n'est au-dessus de la loi kon jàppale ni que affaire u coowal passeport diplomatique yi ba léegi kenn xamagul fu mu mujj ndaxte Alaaji Diadji Condé donc la ñu tëyee gum foofu mais député yi ñi ngi dox seen soxla ginnaaw bi ñu weddee bu njëkk mais document yi ñu yor tey dugal na leen ba nga xamante ni ñoom ñëpp taqee nañ ci laal nañ ci keroog bi ma joxee kaddu kii di avocat maître Omar Gueye daf ñu xamal lan mooy flagrant délit te d'après li ñu jot ci am information ci PV yi ak enquête yi nañu xam ne ni que député yooyu dañ leen jàpp à flagrant délit ci wàllu passeport diplomatique te jamono ji askanu Sénégal soxla nañu mu leer trop ndaxte foo tourné ñi ngi naan justice bi daf tuddee nday ji seex maanaam
làq doom dóor doom la te loolu nag lañ dul nangooti ci Sénégal ak koo mënte doon faux nga def usage de faux en tant que ay député yoo xamante ni yéenay voté ay loi yoo xamante ni ñoom ñooy condamné nit ñi yéen ñi jàpp leen ci biir faux donc vous devez répondre à la justice présomption d'innocence nag jox nañ leen ko mais yéen a ko mën a teggil seen bopp ndaxte même Assemblée nationale su teggiwul seen mbalaanu kiiraana tey yéen seen droit seen devoir ak askan bi ndaxte bañ leen di fal foofu di leen jox salaire u Sénégal maanaam suñuy impôt ñi leen koy fay suñuy carburant ngeen koy dawalee suñuy oto ngeen koy dawalee tey yaakaar naa ni war ngeen jox askan bi lu leer su dee taqe ngeen yoon teg leen loxo su dee taqew leen tamit ngeen dem setal seen bopp donc waru leen xaar sax ñuy teggi seen mbalaanu kiiraana da ngeen war a def ni Mamadou Seck defoon bi mu fi nekkee président Assemblée nationale bu tuuma teggoo si ndoddam moom ci boppam moo jël responsabilité am démissionné kii di Bougazeli moom it moom moo jëloon responsabilité am démissionné donc kii di Mamadou Biaye ak Mamadou Sall ak Boubacar Biaye ñu ngi leen di ñaan bu leen xaar Assemblée nationale teggi leen seen mbalaanu kiiraan su dee li ngeen di wax dëgg la ñeme ngeen ko tekki leen ko ngeen dem wuyu ji yoon déglu leen ñu xool ndax takk ngeen ci wala laal leen ci faux passeport yooyu faux mariage yooyu ñi ngeen ko jox en tout cas war ngeen dem ngeen leeral ko askan gi parce que askan gi loolu lay xaar ci yéen te duñu noppi di ci wax tant que affaire bi leerul ci boppu askan bi. ay waay man yàqu naa waay. suñu jógee ci faux passeport diplomatique yi ak ñaari député yooyu dañuy delluwaat encore ba tey ci passeport diplomatique ginnaaw bi coow li amee gis nañu conseil des ministres bi fi amoon avril 2019 ndekete président de la république dafa jëloon décret pour ñu changer couleuru passeport diplomatique yi ndaxte passeport diplomatique yi ngeen gis ñi mu doon faux yëpp ay couleur yu bleu la maanaam mooy ancien passeport diplomatique yi ndekete 2019 ba tey couleuru passeport diplomatique yi dañ ko changer mu doon couleur bu rouge bordeaux ki ko fësal nag di ki fi nekkoon ministre des affaires étrangères di Amadou Ba nee na conseil des ministres bi ñu defoon le 17 avril 2019 président de la république dafa jëloon benn décret pour ñu changer couleur bi boobu ba tey dañoo changer couleur bi kon nañu jàpp ni que faux passeport diplomatique su amee dañuy jàpp ni faux passeport diplomatique yooyu maanaam ginnaaw 2019 la te dépassé na ñetti at en tout cas Amadou Ba yooyu pression la indi ginnaaw bi ñu tuumalee ñaari député yooyu di Mamadou Sall ak Boubacar Biaye ci wàllum faux passeport diplomatique ndaxte gis nañu fii aussi ci ay vidéo ay nit yu yëkkati ay passeport ne dañ leen ko jox mais couleur bu bleu bi la ñu génnee kenn ci ñoom génneewul passeport boo xamante ni couleur bu rouge bi la ba ci loolu sax gis nañ fi fan yi benn scandale boo xamante ni am na fële ca aéroport benn xale bu jigéen boo xamante ni dafa doon voyager yor passeport diplomatique ndekete benn faram boo xamante ni ministre la nekk ci gouvernement bi moom moo ko defaloon passeport diplomatique mais bañ ko bëggee nangu foofu ca aéroport dafa jur coow lu rëy ba dégg naa ni jamono ji ministre baa ngi topp ci ginnaawam pour nangu passeport diplomatique bi xale bi di ko chantage di ko laaj lu toll ci 75 millions loolu ba tey dañ ko for ci ay weewu béy mais amaguñu ci ay sources yu leer nañ yoo xamante ni am nañu ay preuves yu ñu ko teg maanaam ay rumeur la yoo xamante ni mi ngi circuler sur la presse sénégalaise moo tax ñu xamal leen ni que affaire coowal passeport diplomatique yi ba léegi fayagul tant que teguñu loxo ñaari député yooyu ba ñu leeral askan bi kan moo ci taqe ak ku ci mënta taqe ak noo mënta toll ak foo mënta toll yoon dafa la war a teg loxo ndaxte faux et usage de faux ngeen def ni ko Kilifeu ak Simon defee ba ñu jàpp leen yoon teg leen loxo donc noonu lañ leen war a téye yéen it yoon teg leen loxo ndaxte sénégalais yi loolu la ñuy xaar actuellement ci ministre de la justice